man maa ngi tudd Baye Lamine Mbaye dëkk Wakhinane Nimzatt Darou Salam 2. waaye jafe-jafe yu tar yoo xamante ni mosuñu ko dund ñun lu mel nii waaye man damaa ñëw ci li ko waral conséquences yi ñuy dund li ko waral mooy sëkk bi nga xamante dañ koo sëkk diggante dex gi ak kër gi nga xamante su ma saana taw ndox mi yëpp da daan def benn yoon rek dem ci dex gi ñun su ma saana taw ba pare dañuy am jàmm waxuma la fii ñun ñii jege dex gi laa wax de waaye soo demee ba rond point ba la ci ginnaaw a ginnaaw ñoom seen i ndox sax fa lañ ko branché pour indi ko ci dex gi kon dex gi pour loolu la léegi nag ñoom ñu indi fi sëkk boo xamante ni ñoo gën a kawe kër yi biñ koy def ci début bi waxoon nañ leen ko ñun nax ñu fen ñu daan nañu dinañ leen defal ay canal yoo xamante ni su tawee du ngeen am benn problème ndekete yooyu ay waxi neen te ñoom nag liñ fi bëgg a indi mooy ay mécaniciens yoo xamante dañuy nekk ci watu dex gi sut ñu te ñoom dëkkuñu foofu ñun ñii nga xamante ni ñooy population bi ñun ñoo dëkk fii si loru di am ñun ñooy loru ndax ñoom dañuy wàcc dem ñibbi ñun ñooy dund conséquences yi loolu nag maire gis na ko te biñ ko njëkkee de préfet nee na leen lii du fi am dàqoon na leen ci ay tappale ak ay yolleeku lañ ko defee préfet yëgu ko fi mu toll nii amoon na fi préfet dàqoon leen ñu bàyyi liggéey bi waaye dañoo jaaraat ci suuf commencé ko ñun ñu fi dëkk nag ñu jeunes yi ñoo mobilisé wu ne fii ñu nag lag bi dara du fi nekk li feek lijjanti wuñu dara du fi nekk dara waaw ñun fii bëgguñu fi dara luñ fi def ni mu meroon sax baaxoon na ndax ndox mi su ma saane ñëw day dem duñu am benn conséquence ndax su nekkee ne dañoo wax ne dañoo am luñ fi bëgg day mel ni daa am lu ñuy carte wala luñ ñu kii carte ñu ci dara ñun loru guñ ciy loru muy ndox mi nga xamante ni sëkk nañ fi naj fii loolu lañ ci am problème waaw ci maire bi mooy première ndax defe naa moom maire moom lu ko war a soxal mooy askan wi nga xamante ni ñooy yeewoo fii te askan wi sentiruñ seen bopp ci maire gouverner bu mu gouverner fii nii sentiruñ ci suñu bopp ñun. waaw ñun dem nañ fi ñu war a jaar yëpp jaar nañ fa ba tey rek dem nañ préfet dem nañ police li ci des nag mooy jàmmaarloog ñi fi nekk ñi fi bëgg a teg bañ ñu ci ba bakkan loolu daal lañ fi kii tey soo ñëwee nga ñëw jël image yi dajji nañ la fi nekkoon yëpp waaw loolu daal la ñuy kii waaw. des na dellu Wakhinane Nimzatt lu ñu dal ñooñu ko teg waa mairie Wakhinane Nimzatt lu ñu dal ñooñu ko teg sama kër gaa ngi nii fees añatuma reeratuma aw ma fenn fu ma toggee quartier bi yëpp a fees te bu gisuñu benn autorité bu ñu dimbale sunu xale góor yi kon suñuy doom ñooy dugg ci kër yi di nga ci ndox mi ngir yàlla ak yonent bi nan ñu dimbale Macky Sall nañu gestu waa Wakhinane Nimzatt tooñ nañ ñu lor nañ ñu yàlla leen sunu àq dal waa Wakhinane sëkk bi ñoo sëkkal ñoo sëkk dex gi ba dex gi daanu ci sunu kaw ñoo sëkk dex gi ba dex gi daanu sunu kaw waa Wakhinane Nimzatt la tooñ nañ ñu lor nañ ñu waa Wakhinane Nimzatt lu ñu dal ñooñu ko teg waaw bu ñu ñëwul dimbale ñu génn nag taxaw nag jooy nag yuuxu nag pour ñu ñëw dimbale ñu pare nañu nag dinañu xeex dinañu reyante ba bakkan tëdd bañuñ ci dara sunu xale yi bañuñ ci dara na Macky Sall jóg Macky Sall bu jógul réew mi dina tas ndax sonn nañu añatuñu reeratuñu Aram Dieng laa tudd du dëkk Wakhinane Nimzatt di yaayi xale yi nag gisuñu kenn ku ñu xale sunu koñ dong ñoo ñuy dimbale gisuñu benn autorité mais Racine Talla dama laa wooteel sonnal la kon taxawuñu man sa yow laa bokk dama laa wooteel indil la ay nit nga yóbbu ko Macky Sall nañu gestu leen ñu. waaw. maa ngi dëkk fi Wakhinane Nimzatt di wax waa mais sëkk bii ñu sëkk nii lor ñu ndax ban fiy wàcc di fi dëkk booba daana taw ndox kenn mënu koo téye ku ne mën ngaa téye ndox rek waxoole am waaye daawuñu mel nii gis nga nii nu mel togguñu añ sunu ndugg yëg yëpp a diig sunu armoire ak sunu coiffeuse yëpp a diig sunu xale yi si kaw la lii lan leen teg sunu mat la yi te ba ni sëkk dex gi xam nga lan la ñu ñëw wax dañ leen di sëkkal dex gi ndax dootoo leen taa ban ne waaw ndax nit ku ñu loo ko wax rek sénégalais loo ko wax ne ko dama lay defar rek mu ne waaw ndek te yoo dañ ñuy yàqal dex gee ñu sëkk moo ñu rey daanan taa nag waaye daawul mel ni da daan taw am ndox nis tuuti rek lépp
lépp seey waaye sunu kër yëpp a ngi nii but ba but ñëpp a taa fees dell togguñu añ xale yëpp a xiif si suba ba tey ñu ngi jooy ñu leen di jëndale ay mbiskit du yoon lool du yoon du ñu ñëw nag wax ñu seeni wax ba pare nax ñu daal di dem Macky Sall sa waa mairie bii li ñu def metti nañu ba ca kanamu yàlla ndax ba woto jotee danoo génne suñuy carte d'identité woteel la loo waatu woote ñu dugg ci kon nag suñu melee nii da nga cee war a wax dex gi rey nañu li nu bëgg mooy lenn ñu utal ñu ay canal yi nga xam ne lu mu taw rek suñu kër yi ak mbedd mi mu jar ci canal gi dem ca ndox ma wala na amut ñun ñëpp dañuy génn rayante ak ñoom lu nu am jël ndax dañ ne ñoom dañuy xeex rek suñ pare nañ ca lii nag ñun lu nii pare mécanicien yi dañ fiy jóg daaneel nañu lépp nag bañuñu ci dara nag waaw. maa ngi nii nelawuñu xale yi lu ne lan daj mais tey da cee raw kër yi yëpp a taa lii biñ koy sëkk ca début ba waxoon nañ leen ko fii ci ginnaaw ci dex gi dañ koo sëkk defar ba yeggut ñu bàyyi noonu waa maire yi ñu ngi nii ci ngoon la ñu joxoon rendi woo nañ leen ñu coupé seen téléphone xale yi ñu some na ngi nii nelawuñu ñoo lijjanti ba jënd suñ ñaari pompe ci sunub xaalis fii ndox demut dara demut yooyu guddeeg bëccëg suba ak ngoon ku ci tal jàkka ji mi ngi nii noddunu firi bilal bi amut fu mu jaar ba nodd man aw ma fu ma jaar ba julli si kenn julliwut waaw ca ndox yi kër yi ci ginnaaw danoo aj bagage yëpp ci kaw lal yi toggunu añ defunu dara su ma yeboo ne mat na juróom benn kër yoo xam ne ñu ngi ci ndox mi kër gi mi ngi ci kër gee ñëpp kër yooyu yëpp amuñu ndox moo koy indi lanu def fee ca suuf sa moo nañ ndox mi mu dugaat ci biir waaw ñu bëgg ku ñu ci dimbale dindilu ko parce que ndox mën ngaa naan togg sangu mais mënoo dëkk ak moom te une semaine a ngi nii ñoo ngi ndox may dëkk xale yi nelawuñu defuñu dara waaw ñun nag ñoo doon moral di leen wax bàyyi leen mais suñ sago jeex na amatuñ ci dara lu nu wax lu dul boole booy dinañ ko jëfalanteeg ñoom mécanicien yi ñu fi indi ñoom ñu ngi nekk ci jàmm di liggéey di wàcc mais ñun ñu ngi nekk ci biir ndox mi guddeeg bëccëg suba ngoon loolu yenu na maanaam ba tax na daal lii na génn waaw ku jaaxle nag da ngay wax Macky Sall moo jiite réew mi mais am na ku mu fi teg mu yoral ko ministère bii mais ñun suñ koñ bii zéro. Nous vivons une situation très difficile caractérisée par une inondation qui ne s'est jamais passée ici dans notre zone et que l'origine de ces inondations sont les travaux de remblaiement du lac Tchourour qui se trouve à côté de nous. C'est lesquels travaux de remblaiement ont été effectués par la mairie de Wakhinane Nimzatt, dirigée par M. Racine Talla. Oui, ça a causé des dégâts énormes quand même. Parce que plusieurs familles vont passer la nuit aujourd'hui à la Belle Étoile à cause de ces inondations. Parce qu'il y avait une pente régulière qui drainait les eaux de pluie vers le lac. Et les remblements de ce lac ont été à un niveau supérieur à ceux de nos maisons. Ce qui est à l'origine de manque de voies pour les eaux de ruissellement qui se sont stagnées au niveau des maisons et des rues du quartier. Et quelle est la solution La solution, je pense, parce que la mairie a fait ça pour loger les professionnels de l'automobile, notamment les mécaniciens et autres. Il faut hic et nunc déguerpir ces professionnels de l'automobile. Ensuite, essayer de trouver une canalisation pour dégager ces eaux de ruissellement. Aujourd'hui, on dirait que la population est déterminée aussi. Affirmatif, affirmatif. Vous avez vous-même constaté. En tout cas, depuis longtemps, ces jeunes-là ont été retenus par des sages en leur demandant de rester calmes et d'y aller avec beaucoup de philosophie parce que ces travaux-là sont
effectués par l'autorité locale, notamment la mairie, dirigée par l'organe exécutif, plus précisément M. Racine Talla. Affirmatif, le préfet avait arrêté pendant un instant les travaux, mais après on a vu que les travaux ont repris et les professionnels de l'automobile sont là, vous pouvez aller même vous-même constater. Et même la matière qu'ils ont utilisée pour rembler n'est pas une matière de qualité parce qu'ils ont utilisé de l'argile et que l'argile devient imperméable avec de l'eau. Voilà, et cela a créé ce mécontentement et ce soulèvement populaire de toute la population du quartier avec l'arrivée des pluies. Cela a créé quelque chose qui ne s'est jamais produit ici à Wakhinane Nimzatt, notamment Darou Salam. Voilà, Darou Salam.